mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi delluwaat rek di leen nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm suñu studio fii ci Sénégo ñu leen di fàttali rek Sénégo mën ngeen am application bi ci seen téléphone portable ñi am Android mën ngeen dugg si Play Store télécharger ko seen téléphone ngeen di am actualité à chaud à temps réel mais tamit làmb ji ci la bokk muy sport bi nga xamante ni ñun ñu ngi ciy yëngu seen émission géew bi commencé na le premier numéro tey ñu dalal Moussa coach ñu xamee ko ci Sen TV muy def foofu émission sport nekk préparateur physique Yaxya Diop Yékini xamee nañ ko ci moom ak tamit yeneen i mbër yoo xamante ni mi ngi leen yor wàllu physique ci salle bi nga xam moo nekk ginnaaw pale tey moo nekk suñu invité ñu war a waxtaan ci diggante Balla Gaye ak Modou Lo leur état physique waaye tamit beneen invité kooku muy suñu papa Bourkhane Wade moom mooy manager Boy Niang nekk acteur de la lutte yàgg ci loolu jiitu ñi ci war nañoo gindi ci lu bëri tey ñu am benn taxaw seddu ci li nga xam ne moom mooy actualité bi nga xam ne moo tënk làmb ji fi mu nekk nii ndaxte làmb ji waxtu bi mën nañ wax ne combat yi waroon nañu commencé am na ay affiches yu bëri tamit waroon nañ taxaw mais boo xoolee affiches yi taxu ko bëri noonu benn affiche phare moo fi taxaw gum muy Modou Lo Balla Gaye te waxtu bi ay affiche choc waroon nañu taxaw mais blocage bi diggante CNG ak le collectif des lutteurs moo ko indi waaye itam di leen waxtaan ak moom lépp loo xam ne moo soxal ci doxalinu manager kan mooy manager lan mooy liggéeyam diggante manager ak mbër bi manager ak promoteur manager ak CNG danañ ci waxtaan kon damay bàyyi rek suñu papa pour suñu premier numéro géew bi fii ci Sénégal Pape Bourkhane ñu bàyyi la nga nuyoo ak askan bi nga xam ne ñoom ñooy seetaan. onze bi kalimatillahi taamaati min sharri maa xalaqa Pape Maguette mi ngi lay fay di nuyu directeur u site bi ak personnel bi ak internaute yëpp di ñaan yàlla na jàmm wàcc ci réew mi xalifa bi nga xam ne moo fi dëddu tamit yàlla xaare ko ci àjjana firdawsi di ñaan la émission bi ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin alors gannaaw bi suñu kilifa nuyoo ba pare Moussa ma bàyyi la ak mbokk internet yi ñuy seetaan. waaw salaamaaleykum Pape Maguette salaamaaleykum Pape Bourkhane di am contentement bu mag ak mbégte di bokk ak moom plateau bi. alhamdulilah muy très grande fierté ma yàgg ko suivre di bëgg ko lool macha allah ci xam-xam ak xarañam. ci wàllu lamb bi mu nekk. aussi ni mu ko waxee noonu la ñuy wax xaaral inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di jaale waa Sénégal yëpp di jaale waa ëpp kunti wu sunu maam boobu fi jógee yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana yokk leeram tas bi ko ci barkeel. aussi di bëggee bu baax internetu Sénégal ak followers yi. ak képp nga xam ne moo nekk ci toile bi di suivre Sénégal. di ñaan yàlla lépp lu ñu fi waxtaan yàlla doon loo xam ne day jëriñ askan wi. amiin yaa rabbi di ziaraat rek dañuy ziar mbokku axlu kuntiw bi comme ni ñoom ni ñu ko waxee xel lay fatu di jaale askanu Sénégal bi yëpp parce que waxuma rek waa Ndiassane ñoo ñàkk mais Sénégal ñoo ñàkk. muy jullit yeeg muy chrétien ñëpp. parce que suñu réew la ñun ñoo ko bokk suñuy kilifa la ñu. di ziar tamit waa Touba ba ñu jógee muy màggal gi di ñaan yàlla. Tiwaawoon bi ñu jëm ñu fekk ko ci jàmm ak salaam muy màggalu guddi yonent bi Tiwaawoon saa su nekk ñu fay dem di màggal bés bi waaye tamit yeneen tarixa yi dañ koy màggal parce que bésub yonent bi bésub ñëpp la mais Tiwaawoon dafa doon dëkk boo xamante ni ràññee nañ ko ci loolu di ñaan yàlla ñu dem ci jàmm ak salaam ñibbisiwaat ci jàmm ak salaam ñëpp fekkee ko tetal ko alors papa fi ñuy njëkk a commencer rek ci waxtaan bi mooy actualité bi nga xamante ni moom lañ fi gis te fi mu nekk nii li may wax ak ñeneen ñi li ñuy wax ñi am taxaw seetlu. ci làmb ji mooy blocage am na. blocage bi am na parce que moment bi nii combat choc yu bëri waroon na taxaw mais pour le moment dafa mel ni promoteurs yi dañoo ñemeegul. am na ay affiches yoo xam ni fi mu nekk nii waroon na taxaw daaw affiche yu bëri taxaw nañ. fi mu nekk blocage am na li indi blocage diggante CNG ak le collectif des lutteurs gannaaw assise bi nga xamante ni. amaloon nañ ko sa xalaat ci loolu gannaaw taxaw seetlu bi nga xamante ni amal nga ko ci coow bi nga xamante ni fi mu nekk moo tënk làmb ji. waaw xam nga li ma jàpp sax ni moo indi blocage bi benn bi mooy dañuy dugg ci loo xam ne xamaguñu ko
bu fekkoon ne par exemple ni ñu daan tëggee Iba Mar di ko tëggee Demba Diop promoteur bu nekk xam ne nu mu fay duggee mbër yi xam ne nu ñu fay duggee mais cette fois-ci ñu ngi dugg ci loo xam ni novice lañ ci xamaguñu arène nationale lan moo fa am nan lañ fay duggee conditions yi ñu fa war a duggee cahier de charge kenn ngir déggagu ko kenn xamagul boo waree tëgg ñaata ngay financé moo tax am na ci promoteur yoo xam ni dañoo taxawagum en attendant mais di ci profité rek di gërëm promoteurs yi parce que promoteurs dañ leen war a ñaanal bu ñu leen ñaanalee rek làmb dox parce que sans promoteur làmb du am tey mbër manager ak CNG sax dañu war a ñaanal promoteurs yi ñu am doole su am doole am kàttan bu ñu mën a continuer di tëgg seeni làmb su fekkee ne dañu daan tëgg Iba Mar mu amoon ay charge da ngay louer chaise louer rajo louer stade bi joxe caution tey jii ñu yor suñu yëfu bopp su fekkee ni lañ ñuy wax lañ ñuy proposé moo ëpp doole lañ daan def Iba Mar loolu du intérêt làmb dafa war a nekk loo xam ne day réduire coût bi maanaam su fekkee da nga daan dépenser Iba Mar 500000 soo ñëwee arène nationale nga mën a dépenser 300000 loolu nga xam ni moo nekk mythe ci diggante promoteurs yi moo tax yaakaar naa ni mu war a am blocage ci côté combat yi taxawal affiche yi waaye am na leneen loo xam ni tam CNG bu defee rapport am envoyé ko munul mel comme yeneen saison yi ni mu daan mel bii dafa am lu interpose lu am ci diggante bi li am ci diggante bi mooy les lutteurs en activité dañ ñëw def seen mémorandum. léegi du les lutteurs en activité nee nañ le collectif des lutteurs parce que bu ñu nee les lutteurs en activité am na ñoo xam dañ leen ciy seppi parce que nekkuñu en activité. waaw léegi nee nañu c'est le collectif des lutteurs. pour foofu. dama lay leeral rek. parce que ñoom seen lutte bi c'était prématuré. man waxoon naa leen ko. parce que man awma si benn intérêt. seen papa la war leen a xelal comme li leen ñeneen ñi war a xelale. seen lutte bi c'était prématuré. ñun manager yi. ñoo jëloon 4 points yóbbu ko au CNG. ñëw waxtaan ak président Sarr ak ay nitam. bu ñu ñëwee toog wax leen refus d'obtempérer. mooy bu nit boo daanee nit ñi daw dugg ci biir géew bi. beneen bi mooy les 15% ñu wax ni c'était excessif. beneen bi mooy sortie il fallait ñu revoir. ñu amoon en tout cas 4 points yoo xam ne dañu ñëw toog waxtaan ak président Sarr ak kuréelam ñoom ñu ne vraiment li ngeen ñu wax toujours mooy indi problème ci stade bi kon war nañ ko xoolaat mais comme kuréel lañu mënuñu ñëw tey rek ni leen loolu dina am mais dinañ defaat toilettage des textes xool yi ngeen wax yëpp ñu xool nan lañ ci même bidon yi. 5 litres yi 5 litres yi ñu daan définir ndax quantité bi la wala contenu bi la. xam nga souvent mun nga yor benn bidon 10 litres fekk li ca nekk matul 1 litre. nga yor benn leket boo xam la ca nekk matul 1 litre. mais ñu war a xool lan lañ ñu ciy wax. bu fekkee ni contenu bi la ñu xam ni contenu bi la ngay def nekk quelque chose de rationnel superviseurs yi ñëw xool ko ba xam ne lii matul 1 litre et demi yaa nga dégg yu ñuy tere yooyu point la ñu waxoon ñu wax ñu ci loolu li gënoon a rafet kon lutteurs yooyu collectif boobu muy wax parce que sax ñoom commencé wuñu woon par collectif lutteur en activité la woon dañu waroon ñëw contacter seeni manager parce que ñooy défendre seeni intérêt ni leen ñun am nañu problème dañu bëggoon tey waxtaan ak yéen comme ça ñu àndandoo ñun dem au niveau du CNG waxtaan ak ñoom ci point yooyu ñun ñu jël suñu 4 points yi nga xamoon défendroon nañ ko plus ñoom points yi ñu indi. ngeen xool loolu ñu ci waxtaanee carte sur table. waaw doog a ànd dem foofu mais ñoom puisque ñoom dañu bëggoon dissolution manager ak bu CNG la ñu boole ñun ñoo doon 10e point kon dootuñu mën a ñëw waxtaan ak ñun. mais père est-ce que foofu du problème ay mbër. yor ay manager jékki-jékki génn. dem def seen collectif bopp même bu ñu amee collectif sax. balaa mbër man li ma xam bopp. mbër bu am manager balaa ngay def dara di nga concerté wu ak sa manager bien sûr. mooy li nga xamante ni day xew ci biir collectif bi. balaa ngay jël benn décision mais yaa toom manager. waaw mais est-ce que foofu du problème diggante mbër bi ak manager bi. looloo tax nag mu am opposition au niveau des managers. comme yow. bëggoo wax ak manager bi ba tax yéen ngeen jël seen collectif dem di wax fële ñoom it en retour ñu toog wax seen i mbër toog leen parce que soo seetloo ñoom dañoo def seen lutte ba échec doog a dem seeti Boy Niang weeru koor
seeti Modou Lo weeru koor seeti Balla Gaye weeru koor seeti Ama Baldé seeti Eumeu Sène mais soo xoolee ñi nga xam ne ñooy acteurs yu gën a représentatif ñooy ñëpp amu ci kenn koo gis ci lutte bi ñoom dañuy wax rek jox nañu seen accord jox nañu nangam mais mosoo leen gis fenn ñuy def déclaration. parce que ñi nga lim noonu yëpp kenn du leen gis seen i réunion kenn du gis seen yëngu-yëngu ñu ne peut-être ñu ne ñoom peut-être bon dañu am benn relation boo xam ne dañ ko am ak waa CNG moo tax bokkuñu ci biir collectif boobu yow lan nga gis ne moo tax ñooñu demuñu. li tax ñooñu demuñu. en tout cas man ci sama côté. man ñi ma nekkal dama leen sensibiliser. wax leen ni ñii li ñu leen di woo du seen intérêt. am na ci ñoo xam ni négocier nañ seen combat. am ñoo xam ni jot nañu sax avance. yow nga ñëw di leen di dugal ci loo xam ni état tey bu ñëwoon toog daal di bon damay mettre en instance la lutte parce que dafa am problème. fekk ñu yor xaalisu jàmbur. ñu yor xaalisu jàmbur ñooñu ñuy def ñi ko yaakaar nag. contrairement ak ñi nga xam ne amul kenn benn promoteur du leen woo den wax combat. Tafa Gueye kenn du ko woo di ko laaj combat. Khadim Gadiaga la même chose. Kayre noonu ñoom lancé na amu ci kenn koo xam ni dinañ la woo di la wax combat. il fallait ñoom su fekkoon ni. bëggoon nañu dañoo waroon def concertation ak manager yi ak seeni mbër ba pare doog a jóg def seen lutte. kon ça veut dire que lutte bi ñoom ni ñu ko entamé premièrement jóg bi échec la. dafa yéex dafa maanaam c'était prématuré waru fi ñu ko waxee fi ñu ko defee. woon yoon quoi ni ñu ko doxalee moo dul yoon. moo dul yoon jaaruñu si yoon bi. léegi nag ñun ñu sensibiliser sunu parce que ñoom fédération bi ñuy wax. Père dinañ ñëw si fédération boobu maanaam daal kon li ñu mën a wax si tënk. si premier waxtaan bi mooy. nañu jógee ak nañu commencé seen i jéego. pour amal seen xeex boobu seen diggante ak waa CNG. maanaam ni ñu ko jaaralee nekkul ci yoon. premièrement jóg bi mooy échec. waaw voilà kon foofu dinañ ñëwaat ci ponk boobu Moussa li ñuy war a waxtaanee mooy affiche phare bi nga xamante ni moom rek moo taxaw a gum ci arène bi muy diggante Modou Lo ak Balla Gaye le remake bi la. saison 2 mën nañu ko tuddee acte 2 moom la gars yi wax sax acte 2 am na benn acte njëkk nañu bëre Balla am ndam ci kaw Modou Lo tey mën nañu wax ne ay at 12 ans si je ne me trompe pas 12 ans ñu war a rencontrer waat ñoom ñaar tey booy analyser premièrement ci maanaam remake boobu ñu war a def ñëwaguma ci wàllu physique bi remake boobu ñu war a def ñor na wala ñoragul premièrement. waaw day doon combat boo xam ne ñor na parce que maturité day dugg. ci ñaari lutteurs yëpp. parce que ñu ngi bëree woon. un certain 22 quelque chose. ay mars 2008 ah. non 2011 wala 2012. 2012. non pas 2012. ça fait def na daal presque ay comme ni nga wax 10 ans 12 ans. Ouais. donc maturité day am. nit ki dina màgg ci xel. dina màgg ci doole dina màgg ci kattan. surtout am nañ beneen maturité bu bees bu dee côté boobu la. donc màgg nañ ci. kon combat bi ñor na daal. ñor na waxtu bi jot na. waaw làmb leen boole. léegi bu ñuy wax ci wàllub physique ñu ñëw njëkk a wax ci côté Balla Gaye 2. Balla Gaye 2 moo war a ñëw pour confirmer moo war a ñëw pour 2-0 comme ni mu koy waxee combat bi 2-0 la am na 1-0 tey Balla déplacé wu jugee Sénégal mais balaa ñuy dem ci déplacement bi noo jàngatee dernier combat Balla Gaye gannaaw bi mu defee gàddaay ba ñëwaat forme physique bi mu indi ak li mu jot a bëri diggante moo Gris Bordeaux. waaw li mu jot a wane contre Gris Bordeaux jéego yu mu teg baax na parce que dafa am ñu mu weddi boo xoolee combat wu du ko bëri wale pour wan ñenn nit ñi ne li ngeen doon wax amul dañ doon wax Balla du xeex. dañ doon wax Balla il n'est pas endurant il n'est pas physique. man personnellement combat boobu bi mu koy jël en âme et conscience peut-être ñoo xam ne mais parewul sax à 100% laay wax. parewul à 100%. waaw parce que dafa am Balla phase bu boo xoolee phase yi depuis contre Baboy. après Baboy mu teg ci Yékini je sais pas non. Yékini après Bombardier boo xoolee phase ascendance moom mu doon am. au fur et à mesure poids bi mi ngi doon yokku. léegi bi poids bi yokkoo noonu il fallait que la transformation de la graisse en muscle am. génnee déchets yi si toxique beeg li nga xam ne bokkul pour garder le muscle sec. et endurant donc boo xoolee contre Gris Bordeaux il l'a ramené mu ngi koy def même bu pareegul. contre Gris Bordeaux indi na beneen parce que personne n'attendait à ce que Balla Gaye lutte pendant 30 minutes. 30 minutes. te kenn daanuwul. combat la boo xam ne sax mën nañ ne
mën nañ ko bëriwaat. parce que dafa def coup inachevé. donc indi na physique boo xam ne bu ko parfaire dina mën a am physique bu gën a alléchant. instant yii nii Balla jóge na fi dem na France comme ni nga ko waxee seetaan nañu combat boobu goût inachevé la combat boobu war nañ ko mën a tëggaat am na lu mu fa wane daa mel ni kii combat boobu jom la ci doon bëree mais du woon doole ah voilà. waaw parce que xam nga des fois non. ni ko jom ak waxi nit. waaw jom xam nga waxu nit ñi. voilà nit comme ni yow gaynde bu blessé wala day xam am doole. fi mu jógee perte na titre roi bi. am na ñaari défaite ñëwaat na def gàddaay ñëwaat il fallait que même bu naree perdre combat bi day sacrifier te loolu la def à un moment donné du combat tu sens que voilà un des deux côtés celui bu amoon ku def benn accélération mën nga déjouer ce système morom et il voulait ci xel il voulait mais il y a une chose que j'ai remarqué chez lui dafa am lenn loo xam ne yëfam la muy lan en tant que sportif c'est son fort intérieur loolu soo nekkee ci biir làmb moom nga gis ko li muy dégager loolu c'est pour lui mooy mental mental de fer laa ko mënul mental de fer mais aussi xaw ma jom le courage et puis c'est psychologique ah c'est psychologique si moom am na loo xam ne c'est psychologique bu nekkee ci làmb da nga koy lire par rapport ak yeneen je respecte tous les lutteurs mais par rapport ak yeneen lutteurs yi tu sens que am na lenn loo xam ne à chaque fois day am benn supériorité bu muy dégager bu koy may li mais est-ce que du loolu la ñuy wax naan Balla Gaye bu nekkee mbër bu duggee ci biir géew bi beneen Balla Gaye lay doon am nga kenn ku nekk mooy indi loolu am nga siif bopp combat bu ñu bari dañuy wax Gris Bordeaux à un moment donné am na nu mu doon tegee combat bi da koy gagné mais est-ce que moom période boobu waa ji may na ko loolu question dañ njëkkante ak naxante loolu mooy fort intérieur loo xam ne c'est à lui ça appartient à Balla Gaye loolu personnellement da nga koy lire ci ay combat ay jëfam ak yooyu chaque combat mu wane ko quoi. waaw loo xam si intérieur bi c'est son dénominateur commun loolu. léegi jóge na fi dem na France tu es d'accord Balla Gaye jóge Sénégal dem France préparer combat bi d'accord nga ci yow. d'accord naa ci benn côté parce que INSEPS la dem. Sénégal am na INSEPS. mais les deux INSEPS ne sont pas les mêmes. boo duggee INSEPS France on te dit c'est là où on fabrique les champions. biir INSEPS France y a des podologues. y a des ostéopathes. y a des éthiopathes. y a des kinés. loolu noonu nga ngay wax noonu mooy lan mooy. éthiopathe les mécaniciens du corps. wax ma éthiopathe mooy lan. mooy les mécaniciens du corps ñi nga xam ne seeram dañ koy delloo wala lu si yàqu te doo naan garab. dañ koy tëggaat quoi. dafa mel genre taulier ay taulier lañ. éthiopathe bokkul ak ostéopathe bu tey. ostéopathe mooy lan. mooy ki nga xamante ne da échelon la boo jugee premier étage jëm nga deuxième étage. ñu passe la keneen. donc loolu la dem jëli ji foofu. toujours du nekk si benn nit ki. non ngay nekk ci kenn jugee fa nekk ci da ngay am 4 coach à 5 coach. d'accord côté organisation mbëri ak seen professionnalisme. encadrement bi est-ce que dinañ nangu fay loolu fii parce que c'est des coûts chers. ça coûte cher. et ça coûte cher. INSEPS France am na loolu. après boo jugee foofu yaa ngi ci préparateur physique bi. préparateur musculation bi. kii def lutte gréco-romaine. ak ki nga xamante ne moom lutte physique kese lay def. ak boxe bi. mu doon 4 coach yu bokkul à 5 coach. te ku nekk ak sa boxe. INSEPS boo fa duggee da nga mel ni élève buy jàng. on te lève à 6h 7h tu prends ton petit déjeuner. ah bon avant loolu diététicien bi day ñëw. xool ne tey mburu bi nga war a lekk nii la toll grandeur c'est bien libéré parce que INSEPS Teddy Riner 10 fois champion du monde. champion olympique fa la jógee. Tony Yoka. champion olympique fa la jógee. moom ak compagnon bi. tu vois un gars comme Florent Manoudou. fa la jógee donc ils ont fabriqué des champions. INSEPS bi fii bagage technique bi expertise locale bi am na fi. on a les potentiels mais organisation bi INSEPS état bi moo fa waroon def. est-ce que les matos sont là. matériel bi war lañ amul. te ministère des sports wala état du Sénégal joxul étudiant INSEPS yi li war ba INSEPS romb au-delà des étudiants. INSEPS bi Balla Gaye dem bokk la INSEPS boo xam ne c'est les étudiants kese. foofu da nga mel ni ku nekk ci regroupement ferme tu es entre les 4 murs pare xëy ndekki dem entraînement 8h 10h am na looy def 10h midi am na looy def nga dem añi ñëw récupérer. am na heure nelaw am na heure nelaw te doo tardé. même si tu payes ton argent. am na tardement boo fa amee ci contrat bi tu perds xam nga loolu amul fii. te INSEPS bi état bi def fa doté wu dem fa moi j'étais là-bas. INSEPS amul matériel bi war pour nga mën a jël athlète tëj ko fa. ak lekk bi nga xam ne athlète bi li ma doon wax diététicien bi moom la war a ñëw moom ak masseur bi moom ak médecin bi ñëpp nga xam ne day doon benn chaîne ku pare si kii jox keneen mu continuer. mu am xam-xam bi am xamam la ñuy wax. yow ndox bu tàng bi am na heure booy fay dugg am na lépp daal. séance boo paree dugal la ci xamam bi massage bi nga war a def dugal la ci jacuzzi bi yooyu yëpp daf ci am te période bu nekk entraînement boo paree lii nga war a def
pour avoir une récupération rapide. Parce que tu as 2 mois ou 3 mois. war nga def benn programme boo xam ne da ngay jëndi graisse bi dugal muscle technique bi war na dugg est-ce que sa condition physique attan na muscle bi nga yor yëpp est-ce que condition physique bi attan na ko est-ce que sa xel mi attan na loolu lépp bu ñëwee dina am li nga xam ne mooy composante yi mën a boole le jour ji boo taxawee xel doole ak xalaat yëpp mën a dem parce que da ngay boole ay forces yu bari voilà te loolu lépp il faut que ñu booloo nekk benn tu restes dans ta bulle comme on dit nga nekk si sa bulle bopp mën a gérer loolu. voilà donc fii c'est l'État qui doit aider les jeunes defar lu mel ni INSEP su nekk Paris bés bu amee les gars ils n'ont pas besoin d'y aller là-bas. parce que foofu noonu ci li ngay wax noonu INSEPS bi nga xam ne moo nekk Sénégal Thiès la nekk ah. non mi ngi stade Iba Mar. mi ngi stade Iba Mar Diop. parce que y a des lutteurs yoo xamante ne. CEDEPS moo fa nekk. waaw CEDEPS moo fa nekk. avant amoon na fa. autant amoon na. CEDEPS bu Thiès. CNEPS moo nekkoon CNEPS bu Thiès. waaw amoon na yooyu yëpp. am na restaurant. am na pharmacie. am na équipe nationale sax fa la daan équipe nationale fa la daan nekk. mais depuis des années on a vu que ne loolu amatul. te stade Iba Mar bi loolu amatul fa. Si on dit la vérité, on a des coachs ici, des techniciens, lépp am na fi. mais organisation pour jogaay les moyens nécessaires moo ñu manqué. voilà comme ni mu waxee noonu rek foofu interpellation la ci côté ministère des sports bi nga xamante ni bànqaas la bu bokk ci biir gouvernement bi loolu yëpp ay jàngat la yoo xamante ni dañ ko war a di waxtaanee pour rek gën a rek defaraat li nga xam ne moom mooy suñu sport réew. parce que y a des champions ici boo xoolee. champion yi nga xam ne sax dañu dem ba mënatuñu nekk ay champion d'Afrique champion olympique wala champion du monde loolu yépp ci la bokk parce que léegi ku ci bëgg nekk champion d'Afrique wala champion du monde da ngay wut bourse génn dem France dem SNEPS bu INSEPS bu Paris wala nga dem feneen mais pour ñu am bourse yooyu sax maintenant c'est difficile parce que temps yi passé rek jot naa def ak émission ak benn soxna soo xam day def lutte gréco problème boobu la am pour génn dem préparer wu ji extérieur loolu yëpp nañ ci jéem a xool naka la ñuy defaraat INSEPS bi nga xam ne moo nekk fii nga xam mooy Iba Mar Diop defaraat pour champion yi gën a judduwaat ñu amaat ñi ay ñoom Ami Mbacké Thiam Amadou Diaba ñoom seen ñoom parce que moment bi soxla nañ ko te sport bi du football rek ak basket les lutteurs sont là te champion d'Afrique la ñu am fii chaque compétition africaine les lutteurs du Sénégal sont les premiers mooy équipe nationale bu Sénégal nañ ci gën a bàyyi xel y a un lutteur boo xamante ni pare na formation muy góor gi l'étudiant léegi professeur la INSEPS ñooñu tamit day jar ñu leen di bàyyi xel parce que mi ngi ci làmb ji en même temps c'est un professeur loolu ñu bàyyi seen xel bu baax parenthèse boo xamante ni dañ si def suggestion pour rek gën a jàppale waa ministère des sports parce que am na yoo xam ne à partir des émissions lañ leen di koy mën a xelal parce que mënuñu nekk de partout bëgg régler lépp mënut a nekk père ñu ngi woon ci côté mbër yi ak seen collectif bi wax nga ne départ bi la ñu échecgee mais moment bii nii y a un problème def nañu assise ba pare léegi ministère des sports la ñuy xaar après bi ñu jugee ci bi assise bi di rafetlu loolu ñu def parce que bëgg nañ ñu koy def chaque année saa yu làmb tëjee rek nañ dem assise xool naka la ñuy defaraate parce que loolu mooy tax problème yi du am parce que li ñu ko gëj a def moo tax problème bi am initiative ministre des sports Matar Ba ñu ngi koy saluer ci loolu parce que amoon na 4 ateliers mais maintenant bi ñu ci génnee léegi lan moo war a am actuellement am na lu ñu for ci weewu bëy xaw ma weewu nag wala weewu fas Alioune Sarr la ñuy reconduire aat loolu dañ ko for mais du information boo xam ne c'est officiel mais loolu daal la ñu dégg ci sa xam-xam tey ban tànk la ñu war a doxee d'abord féliciter ministère bi ak équipe am ci seen grandeur parce que xew-xew bu mel noonu collectif boobu ngay wax ñëw opposé mu ne leen dafa am lu ngeen moom danaa ci ànd ak yéen ñu xeex ko am loo xam ne état ko moom ngeen bàyyi kook état bi ñu ci génnee ñoom collectif ba dañu wax ne copinage la ñoom ñëpp Fatick la ñu dëkk waaye léegi ñun président la ñuy waxal yooyu yëpp ay erreur la ñoom ci seen xereñ ñu taxawal atelier 4 ateliers lan moo war a defar làmb lan ngeen xalaat ci lu koy yàq lan nañu war a duggee arène nationale lan moo ko war a entretenir ñu ci saluer aussi le collectif bi ñëw bokk ci biir atelier yi ànd ak nit ñi liggéey parce que Sénégal loolu la laaj Sénégal laajul ay xeex ay xuloo ay idée de développement loolu la ñu xalaat ci xale yi
mais du ay sànni ay xeer wala ay lakk ay pono. surtout actuellement ak stade bi ñu defaral 32 milliards. voilà di ñu xaar pour ñu yàq ñu nekk di xuloo di xiiroo ngaayoo dëgg la sax ku ci nekk dafa am loo war a défendre ci sa bopp. c'est vrai nañ ko war a defee. xam nga lépp loo gis. concertation da cee baax. dëgg la li tax may wax di féliciter ministère bi. ci ni mu créé lii ba nit ñëpp àndandoo toog waxtaan seen biir. y avait les amateurs. les lutteurs. les managers. même CRG yeeg yëpp. ñëw toog traditionnel sax ña nga sew ñëpp. nga dajale leen ñoom seen bopp ñu waxal seen bopp lan la ñu war a def pour mu baax. lan moo ko daan yàq. bu ñu waree dem arène nationale nañ leen fay duggee ak nan dañ ko war a entretenir muy 4 ateliers. li nga xam ne man loolu laa xalaat. mooy d'abord nañu teel a génne cahier de charge bi nit ñi xam fan lañu jëm. xam yan décision la ñu retenir parce que dañu jëloon ay notes envoyé ko ministère war a tontu. ñii toog ñëpp di xaar dañuy xaar ministère tontu. man côté collectif bi dama ne suñu xamoon valeur association bi ñu yor kon du ñu nekk di xeex wala ñuy xuloo parce que lépp loo gis dafa war a am solution. solution bi du jële fi Alioune Sarr du dem fédération parce que ñun fédération lañ jóge woon pour ñëw xëy na ñoom c'est jeunes xamuñu li xewoon. li xew tey jii mooy président Khadim Gadiaga fexe ba déggoo ak le CNG ak ku fi mën a nekk toog am seen benn représentant di jël 1% ci lutteur bu bëre comme ni ko CNG di jëlee xaalis boobu xaalis la bu mën a dimbale association ba ñu dem bokk CMU mbër dootul nekk kuy feebar dem di yalwaani wala ñu lay keral da ngay jël sa carte dem faju ji. mooy ñu fexe ba am benn représentant. bu nekk CNG ñuy am 1%. ci mbër bu nekk. mbër bu nekk plus loolu seen ñu def carte ko seen kees mën na leen yóbbu mutuelle. waaw mooy mutuelle bi ñuy coow. pour ñu mun a jaayale seen i carte de membre ak yëpp. ok bu boobaa ñoom ñu mun a am tey suñ ko defee. suba suñu bindee benn projet. ni dañoo soxla benn espace cultivable. def fa poulailler dinañ ko mën def. au bout de 2 ans ñu dem dugal seen i xaalis am ñaari tata. ainsi de suite comme ça mbër yi chaque année ñoom ñu demandé tëgg benn làmb. mbër bu retraité am ci loo jàpp. waaw mbër bu retraité mais mën nga sax chaque korité mbër bu am carte de membre nga jox ko ay ganaaru tabaski ganaaru korité c'est-à-dire ñoom ci côté boobu la ñu war a xeex mais du caagee ne ay changer CNG loolu ñu changé kook ñu bañ ko changé du leen yokk dara. mais côté méthode ngay wax ah côté méthode. mais bien sûr xam nga parce que fi mu nekk nii foofu la ñu toll. waaw luy defar. luy defar mooy gën a jubbantiwaat affaire yi ak itamit ñu gindente ku nekk di gindi sa morom. xam nga tey collectif bi warul ni man fii laa far. ñoom mbër yi la ñu war a faral. effectivement mais président Khadim toujours soo ko déggee moom ci côté politique bi la ëpp lu muy wax du wax mukk loo xamante ni luy jëriñ mbërëm yi nga xam ne moom moo leen jiite. ñi am confiance yow da nga war a dem uti ay xalaat yu baax yoo xam ne soo ko yoree ren bu déwénee ñu nekk président Khadim kat moo fi defoon nangam man foofu laa koy xool. tey moom ñoom Tafa ñi leen di conseiller dañ la war a indil ay idée de développement mais nañ fi jëlee Alioune Sarr du lutte. mais père nag man pour man fipp bi li tax mu am. waaw nee na ñu yëngu-yëngal la. mais li tax mu am mooy dagg yee metti ci mbër yi. booy xool problème bi fa la jógee dagg yu metti yi parce que booy xool rek man ci li ma jot a xool ni saison 2017 2018. ci li ma jot a xamaa. xaw ma wax ma nag ba xam dëgg laam wala du dëgg. mais li ma jot a xool ci xaalis si dernier combat bi rek diggante Bombardier ak Eumeu Sène. kii di Eumeu Sène dagg nañ ko 810 000. kii di Bombardier 660 000. en tout mën nañu wax ne rek c'est des millions yoo xamante ni moom moo génn. mën nañu wax ne waaw 1 million 470 000 ci benn combat. booy xool tam ci yeneen i combat am na ay millions yoo xam dañ ko ci génn moom ñoom loolu la ñu xool affaire bi naqari mais man dama lay wax rek xaalis boobu ñuy laaj fan lay dugg. xam nga Pape nañu waxante dëgg. ñun ñoo yor mbër yi. dagg bi man d'accord ma ci toog naa ak président Sarr. wax ko ni ko dagg bi c'est excessif. voilà nañ ko wàññi. ñu ne dañ ko revoir. loolu mooy rejoindre yéen collectif manager yi kaye bi ngeen bindoon. jébbal ko Alioune Sarr. voilà léegi ñun dañoo toog sax ak ñoom dañu demander audience toog ak ñoom wax ak ñoom. c'est bien fait mais dama ne ñun aussi ñooy ñëwaat sur le terrain. soo ñëwee toog ñun la yow 15 personnes nga am droit.
telle heure nga war a dugg nga signé contrat bi ñëw ba ci sa mbër ne ko contrat baa ngi ni photocopier ko jox ko yéen a ngi def loolu. man da dama koy def waaw. ne ko lii la ñu wax 15 personnes nga am droit telle heure nga war a dugg pénalité yi lii la ngeen ñëw ba ci buntu làmb ja mu dugal 60 personnes je te rejoins si dagg Eumeu Sène bi nee nañu dafa dugal 35 personnes au lieu de 15 personnes. waaw ñu dagg ko 350 000. man kay dama lay wax rek li nga xam ne moo nekk parce que tam mënoo ñëw nangu ba pare suba ngay kaas yow yaa ñëw manager bi ne la am nga surplus nga ne non garaawul ñii ay sëriñ la ñu kii sama frère la kay sama nangam nañ dagg garaawul ñu dagg heure bi tamit nee naa la ni 17 heures mooy sa heure dañ la may 15 minutes de battement li ci topp 10 000 la par minute. boo ko defee ñu dagg la. waaw yow nga dem nekk ci àll bi naan embouteillage bi ma téye woon ak nangam sàngam ba ñu dagg la nga ñëw ci buntu bi ma la yow kat di nga tardé nangam nga ne non père amul problème mardi nga ñëw ñëwee fay dagg nañ la ngay kaas looy kaas am na mbër yoo xam ne kenn mus leen a dagg. parce que père foofu noonu man je condamne les lutteurs certains lutteurs boobu. waaw toog naa sama kanam gis ñu dugal surnombre. ay 30 ay 40 ay 60 personnes loolu sama kanam. 60. préparation mystique parce que combat Eumeu Sène Bombardier rek amoon na retard. Ama Baldé Papa Sow amoon na retard. Boy Niang Sa Thiès amoon na retard. bien sûr man gis naa benn retard boo xam ne 1 heure de temps de préparation mystique. bu nekkee ci biir géew bi loolu tamit ay sanctions yoo xamante ni buñ ko xoolee mën nañ wax ne c'est valable c'est justifié. c'est normal man en tant que défenseur des lutteurs. yaa ngi dégg su ma toogee ñëw wax ak yow dem naa ñëw signer contrat ñëw ci sa kër toog ak yow ne la lii ak lii kat laa jëlee fële ni ngay mën a jëlee xaalis bi noonu nga war a lire document bi. am nga say mbokk suñ la bëggee dimbale nañ dem ci kaw tribune bi. il y a un nombre très défini ni 15 la jëlee sa 15 heures yi même bu benn sëriñ jàng nga ne ko ne lu ngeen di def na ngeen ko def parce que lii laa fi am parce que lamb il faut ñu professionnel. foofu dañ leen ci ñëw diggante li nga xam moom mooy manager bi. ak mbër bi. diggante manager bi ak CNG. loolu di leen ci waxtaan léegi parce que su ma la invité en tant que manager gis naa sa mbër muy Boy Niang. di fàttali moom mooy manager Boy Niang. buy signé contrat Père Bourkhane mooy taxaw. loolu sama kanam moom mooy jël xaalis bi moom mooy signé mooy dem mooy joxe ji. bu face à face jotee Père Bourkhane mooy ñëw mooy njëkk ci face à face bi loolu moom témoin laa ci. loolu di leen ci waxtaan ci comportement ak taxawaayu manager ci mbër bi. ak taxawaayu manager diggante mbër bi ak CNG. loolu war nañ ci waxtaan xam naa fan la ñuy jeexalee sax man ak yow ma ñëw ci Moussa sur la préparation des 2 lutteurs. Balla Gaye 2 Modou Lo. waaw voilà léegi Balla actuellement dem na France mais Modou tamit mi ngi Espagne. bi mu jugee Paris ci face à face bi la jaar noonu dem Espagne ma nga foofu lëlu dégg naa lëlu gu metti nag lay Modou Lo di lëlu. loolu moom am naa ci lu ma leer j'ai les infos waxuma nag xam naa lépp ci moom ne mais xam naa daal fa mu nekk ca Espagne xam naa lu muy liggéey làqu na te gëm na combat bi gëm-gëm boobu xam naa dara gëm-gëm ba ci aéroport bi bu Blaise Diagne yooyu ay détails yoo xam ne après dina ñëw kaa ay mbóot la mbóot yooyu dama koy dencal sama bopp saa yu wax ji jotee rek dineen ko wax alors Modou dem Espagne dafa mel ni que c'est une première Modou Lo dem Espagne te États-Unis lañ ko xamee woon mu fay dem. waaw si j'ai les bonnes notes je crois que c'est la première fois que mu dem Espagne. mais comme li ma doon wax sànq bu weesoo INSEPS bi. mbëri lépp lu ñuy wuti à l'étranger am na fi. c'est-à-dire ñoom ñooy professionnel ut encadrement bu bees bal li ko gën a yóbbu France INSEPS c'est pour refaire sa forme defarwaat ba gën a baax foofu am na yenn excès yenn kii pour defarwaat ba gën a baax su ñëwee parce que combat de si non forcément dañuy ñibbi si te bu ñëwee fi la ñuy continuer ils sont obligés ñu adapté wu ak climat bi nekk fii donc expertise locale boobu am na fi il suffit que comme ni nga wax ci père organisation day am parce que mënoo ne dama nekk ci mbir bi doo ko organiser. effectivement yow boo nekkee mbër nekk di préparer combat sama temps d'entraînement nii lay doon ci musculation nii lay doon ci physique nii lay doon ci technique lutte bi manager bi temps bi am naa pour toog di wax ak moom
pour administrativement mu mën a xam lan lañ ma may luñ ma may famille bi entourage lépp organisation lay doon bon Modou dafa nekkoon ci phase ascendance boobu moom it depuis bi muy préparé contre Bombardier ba léegi on a vu que il maintient le cap depuis contre Eumeu Sène il maintient le cap il grandit tout en gardant même forme bi di yéeg amul lu ëpp wala lu yées on ne sait pas entre guillemets est-ce que fa mu nekk on croit que mu ngi def li mu war a def mais il doit pas dormir sous ses lauriers parce que combat li moo la woon dafa ñor kii day màgg di jóg kii dafay defarwaat maintenir donc combat bu étincelant lay doon. ci day defarwaat la ko rëccoon la bëgg a indiwaat. muy baal parce que wax na ko. nee na j'ai perdu dama def gàddaay li ma def personne laay jëli. te bu bëggaatee nekk roi des arènes il faut que mu gañ Modou. Modou Espagne la muy wuti mën na ko am foofu. mën na ko am foofu mën na ko am fii mën na ko am France. foofu li ëpp mbëri bu ñu demee c'est juste que récupération bi ñu mën a am. voilà effectivement foofu laa doon bëgg a ñëw parce que ñoom wax nañ ko. même li nga wax ni wax nañ ko li ñu soxla yëpp mi ngi fi Sénégal mais dafa mel récupération la ñu soxla foofu. effectivement concentration parce que tu es entre quatre murs wala boo jugee entraînement ni nga mën a jugee stade Iba Mar dox ko ba sa kër fii ci Blaise Diagne bi c'est impossible. wala jugee Guédiawaye bala ngay mën na jugee Guédiawaye dox dem këram. boo nekkee sa oto sax dañ koy arrêté oto bi sax dañ koy arrêté mënul jugee entraînement dox ci terrain boobu génn jëm parcelle. mais li spécial mooy Modou Lo équipe la yóbbu foofu. voilà Modou Lo équipe la yóbbu. waaw mais entre guillemets équipe boobu bon je rentre pas dans les détails c'est collectif la ñoom ñoo xam li leen boole. mais collectif ak écurie foofu il faut def na appel ba mu ci ëpp lu mu gën a mën a wax parce que sélection 100% benn quartier. ak sa écurie est-ce qu'il y a pas des là où il y a pas amul quoi. non parce que boo préparé commencer avec l'écurie bon écurie la wala ay amis la ñu xarit boobu ça reste entre eux. ñoom la engagé je rentre pas dedans parce que ça ne me concerne pas. c'est juste pour te dire que yóbbu na fa équipe pour préparer wu. mais bàyyi na fi équipe. Balla tamit bàyyi na fi équipe mais bu ñëwee day continuité la. day doon li ñu jëlee fële la ñuy transmettre fii changer ko parce que climat yi bokkul. lekk yi bokkul temps yi bokkul. c'est ça. man lu ma doon bëgg a brosser tuuti rek ci li nga doon laaj coach. Balla Gaye combat ma Gris Bordeaux combat test la woon. comme ni nga ko waxee woon jom la indi. pour bañ a perte combat bi. def na ko réussir na 30 minutes. kenn daanu ko ci ak risque yi mu jël yépp. léegi nag contre Modou Lo dafay réduire temps bi léegi su demee ba am li mu soxla moom du bëre lu weesu 15 minutes te loolu mi ngi ñëw li muy wuti moom vivacité. per combat boobu kan moo ci jël risque. kan moo ci jël risque si ñoom ñaar. risque amu ci. ki war a ñëw confirmer ak ki war a ñëw. jël si revanche. rectifier défaite bi jël si revanche kan moo jël défaite kan moo jël risque si ñoom ñaar amul risque si ñoom ñaar. risque amu ci xam nga lan mooy problème bi. naxante moo ci nekk. Balla Gaye bés bu ñëw dina indi doole indi lépp mais ruse lay utiliser. ok day ñëw xeex ak Modou Lo topp xeex bi c'est ça yu ko ceinturé fii. combat bi day jeex. est-ce que Modou dina ko topp ci xeex bi. ah léegi nag est-ce que Modou Lo dina ko topp ci xeex bi. parce que nee na combat bi diisul de nee na bu ko gaa yi yenu de. non man ne dama ne. combat bi ki ciy gën a décider Balla Gaye lay doon. Balla Gaye dafa am lu mu yenu lu diis. loo xam ne da ko war a wàcce. parce que même ñi ko topp. waa géej yooyu yi ko topp. jël seen xaalis yi si def. foofu la ñuy xool. du combat Modou Lo kese. dafa am benn trajectoire boo xam ne ñoom dañ ko bëgg a jël ñoom. est-ce que Modou Lo soxlawul combat bi personnellement jëlal ko boppam. soxla na ko parce que revanche lay. moo ko jëlal boppam mais kii. moo ko bëgg waaw Modou Lo moo ko jëlal boppam parce que moom su xasee daan Balla Gaye day am carton plein. léegi naa nee nañ moo ko gënal roi des arènes. xam nga soo daanee Lac de Guiers. daan Eumeu Sène. Gris Bordeaux. daan Gris Bordeaux. yaa nga dégg. soo daanee Balla Gaye rek da ngay tëj. loolu la Eumeu Sène tamit am. Eumeu Sène moom bu daanee Modou Lo mooy tëj na làmb ji. day nekk un vrai roi. c'est entre les trois combat làmb ji daa mel ni que entre ñoom ñett la quoi. léegi damay ñëw ci Balla Gaye li tax. combat bi jaral ko. du combat Modou Lo rek. dafa am beneen yoon boo xam ni. moom même bu daanoon tey jii ñoom booy ñaar ñëpp dañuy taxaw soit mu bàyyi làmb wala mu bëre xale yi. kon il faut mu daan Modou Lo. continuer yoonam.
am condition boo xam ne xam na ni moom mën na contenir xale yi mu dem bëri jeeg ñoom pour amaat beneen façon beneen façon yoon bu bees. voilà Modou boo ko xoolee si wàllu physique ñoom ñaar ku si nekk lan la soxla Balla wax nga ko defaraat yaram bi ñëwaat mais boo xoolee ay photo Balla Gaye ak vidéo yi nga xamante ni mi ngi jàll si toile bi si internet bi loo jot a jàng ci moment bi mu fa defagum nii. temps bi mu fa defagum léegi boo xoolee mu ngi liggéey. loolu dañ mën a wax ku nekk ak sa bàmmeel. liggéey mi ngi liggéey bu baax. changement am na ci moom changement bu bari am na ci yaramam boo ko xoolee. à vrai dire Balla Gaye a beaucoup changé. su fekkoon ne mooy li ma la wax day wuti 100%. su rombee 50% romb na ko. parce qu'il est en train de se parfaire et de se refaire. donc combat bi li nga wax sax dafa ñor combat bu ñor boppam. Modou Lo bëggul am défaite Balla Gaye dafa am trajectoire fu mu visé ji. donc moo tax ñoom ñaar combat bi ki gën a pare physiquement ki gën a am doole ki gën a ànd ak xelam parce que ñu ngi wax xeex dina am bëre dina am physique mais combat bi ci xel lay jeexee. ki ci gën a yeewu. ki ci gën a muus. gën a pare moom mooy am victoire. techniquement quoi. waaw bu weesoo wàllu technique sax ci wàllu xel. xam nga fi ma waxee xel. mais mooy technique bi ah. waaw technique bi di nga def technique bu. techniquement laa lay wax techniquement pour daan mbër. mais ki nga xam ne lucide na xelam am na xel mu ñaw. nit ki di nga indi doole indi force indi physique mu nax la ci xel daan la. c'est combat bi dañ toll foofu. ñoom ñaar dinañ pare par force. Père fi ñuy jeexalee man ak yow. si wàllu manager lañ jëm. manager yi booy xool am na tuuti problème bu ci nekk parce que manager yi da ngay gis manager boo xamante ni bu demee jëli reliquat rek. moom lay def. ak signé jël li nga xam ne moom mooy pourcentage muy 10% lay am ci mbër bi. waaw loolu rek la ñuy def mais manager est-ce que du moo war a. xool mbër bi di xool yoon bu mu war a jaar pour di gën a perfectionné wu di ko defar di ko xelal di ko taxaw kan moo war a doon manager dafa war a nekk nit ku conscient nit ku honnête nit ku bëgg ki muy àndal parce que d'abord da ngay war a bëgg sa poulain pour mën a liggéey ak moom mais c'est vice versa ki la choisir aussi pour ngay défendre ay intérêt moom it dafa la war a bëgg dafa war a am complicité entre le manager ak le lutteur en tout cas man am naa mbër yoo xam ni même buy nekkee ci biir ay nit su ma leen xoolee rek xam nañ ni ma leen xoolee te loolu lu ñuy liggéey la parce que du lépp ngay mën a wax ci biir nit ñi mos naa toog ci benn plateau ma am lu ma tere sama mbër kii diriger plateau bi ñëw ni ma non bul yàq suñu liggéey ma ne ko non man yàquma seen liggéey sama liggéey laay defar mos naa am tamit ci plateau bu ma ñëw ñu ne ma da ngay dem toog parce que ma ne ko man sama mbër fu mu nekk ma nekk fa wala su ma fa nekkul mu ñibbi parce que dañ wax ni manager bi même booy voyager te léegi da ngay gis ñoo xam ne dañuy voyager bàyyi seen manager jël seen frère yóbbu mais léegi lan la manager bi di tekkeeti. mais est-ce que du ci manager bi moo amul personnalité boobu envers le lutteur. non lutteur bi déggoo li ma la wax dafa war a liggéey en synergie avec son manager yow même buñ la waxee dara balaa nga koy waxi sa papa ki nga xam ne mooy signé say contrat di defaat say intérêt kooku ngay njëkk a waxal ba pare rendre compte sa papa noonu la war a demee soo demoon ci tey musiciens yi noonu la ñuy liggéeyee boo demee feneen noonu la ñuy liggéeyee mais boo demee ba nga xam ne yow sa manager da nga ko def comme benn jouet ñëwal rek signé 10% de ses moom. mais loolu te gis nga du affaire 10% dafa war a am benn fidélité bu nekk seen diggante ba pare xaalis doog a ñëw bu fekkee ne yow xaalis rek ngay wut beneen adversaire am kay war naa mën a ñëw yëkkati 20% may la ko nga jaay ko bu dee xaalis rek ngay wut mais da nga war a bëgg sa mbër am fu mu niveau bu mu am man am na mbër yoo xam ne yàlla xam ne damaa nag ñoom liggéey ak ñoom ba ñu am dara mais ay nit yi ñoo yàq ko mbër ak manager dafa war a am complicité mbër ak entraîneur am dafa war a am complicité ñaar ñi boo leen respecté nekk athlète il faut nga am résultat bu baax. est-ce que manager yi ñu ngi jouer seen rôle à 100%. waaw am na ñu ciy jouer seen rôle. am na ñu ciy jouer seen rôle am na ñu ciy jouer seen rôle mais daa mel ni ki père am na luy clocher tuuti de. si am na. parce que manager boo xamante ni parfois mbër bi dina dem ba am combat manager bi du ko yëg. waaw loolu lépp tey mbër mi bu fekkoon ni. fidélité boobu ma leex am na
suñ la proposé dara da nga naan sa diw mooy sama manager demal nga contacter ko mais demal wax ak sama nijaay wala wax ak sama papa. wala waxal ak man direct. te yow bi ngay am 100 000 francs boobu say papa ak say nijaay yëpp dañuy wax waa ji ni ko yow loo def baax na mu dem indi 300 000 ñu ne ko loo def baax na mu indi 500 000 ñu ne loo def baax na jour bi mu indee million ñu ne toog nga gis 10 personnes ñu toog wër la ñu ne la kii moo ko yaayam bokk ndey ak baay kii moo ko daan moo ko yar kee moo ko def nangam lépp looy defati léegi del ñëw fii nga ñëw sax indi 2 millions ñu ne la non non kii ëpp na 2 millions kii li ñuy fere ci moom te ñoom bu dee ñoom rek mënuñoo am combat. merci beaucoup père xam naa loolu di si amaat jotaay incha allah rabbi temps yi des bareetul alors kon mën nañ wax ne daal ñoom ñaar ku ci nekk la mu bëgg ak la mu yaakaar dem na fa mu ko yaakaaree dem wuti ji ko fa nee nga léegi Balla mi ngi ñëwaat Modou noo formam day maintenir wala dafay yokk. moom laa lay wax day continuer. day continuer ci vieux rythme bi mu nekkoon. malgré Balla dañuy tase. ñaari chemin yu opposé la. kii dafa jógee fii di ñëw kii di jógee fii il faut ñu tase. léegi nag problème bi mooy fi ñuy tase est-ce que kii day franchir territoire morom de trop wala kii mooy dugg de trop wala ci digg bi la ñuy. lan la ñu war a moytu ku ci nekk. waaw. ci liggéey bi ñuy liggéey ci wàllu physique. excès. surtout poids. excès de poids. excès de confiance. excès de physique. excès de physique day am. c'est pour cela des fois tu vois des lutteurs yoo xam ne bu ñuy jàpp. day fekk làmb ji passé. parce que programme bi ñu liggéeyee pour moi ba ñu waree jàpp ñu. date bi passé na ñuy soo ko jàpp seen forme physique normale. day am excès bi mu wax sax même claquage sax da lay tardel. il faut combat la yoo xamante ne mooy li mu la wax gis nga Pape booy def dara. il faut que nga am passion ak affection. un lutteur doit être bien entouragé. par des professionnels. bu parents yi wéy le première personne bi manager bi signé parce que bés bu juum de amee këyit yi li ñu signé bu ñuy jëli mbër bi fu ñu tëjee mbër bi tëj manager parce que manager moo signé. manager sax la ñuy tëj. de un de deux son coach personnel. te mbëri ni gën a jox gëdd seen coach. d'accord maire bi lay may fondé ak politicien bi lay jox t-shirt maa ngi gërëm yooyu yëpp d'accord. mais boo amul doole wéruloo doo entraîné. beneen bi topp mooy entourage bi écurie bi. parce que di nga am ku lay préparé ci musculation am waa écurie bi am manager. am ku lay conseiller surtout ça. conseiller. pour bopp bi. war nañu am conseil technique. boo xam ne kii sa conseil lay nekk. c'est pas pour rien des présidents wala des ministres ont des conseils. boo waree dem face à face mu briefé la. moom manager bi. ñu ne lii ngay wax lii ngay wax lii ngay wax. ba ci li nga war a sol li nga war a waxee ni nga war a ak colin bi ak colin bi surtout colin bi. ni nga war a demee. wàcce tuba yooyu noonu sama copain mu bëri yaa. dama koy tere ma américain dama koy tere. footballeur bi doo ko jox ay pointe wala nga jox ay dàllu basket. terrain football ay godaan mais gis naa mbër buy entraîné kii nu mu tudd dàll yooyu yu kawe yooyu américain yi. Timberline. waaw ça dépend ci milieu bu mu nekk. mais est-ce que dina baax ci état de santé après tôt ou tard. parce que sport bu nekk entraînement bu ne dafa laaj tenue bi dafa laaj dàll yi daf ci laaj. comme yooyu yëpp ce sont des choses yoo xamante ne. ce dont on a besoin dañ leen ni boole mu doon. voilà en synergie mooy doon assemblage mooy defar mbër bi li ko dalee ci famille ba ci manager bi ba ci entraîneur ba ci koñ bi. ba ci conseiller particulier ak personne mi nga xam ne personne morale leen di conseil. loolu dinañ si am benn waxtaan boo xam ne spécial la man ak yow rek ak beneen technicien boo xam ne dinañ waxtaan ci comportement mbër colinu mbër ni ñu war a waxee conseil yi ñu war a am aspect technique yi la ñuy génne incha allah rabbi loolu ci seen émission géew bi ci Sénégo ci lañ si fas yéene waxtaanee lépp aspect yëpp dinañ ko waxtaanee ci wàllu làmb dina am tamit ay avant combat ñaari mbër non bàyyi moo wax secret yi nag bira laay naa noppi bàyyi rek man noppi mais géew bi fa la lépp di xewee fa la raag bi di commencer fa la xeex bi di commencer dama ne beneen xeex moo tàmbali xeex bi ci biir géew bi lay doon dugg naa ci biir géew bi nag ak samay invité alors Moussa ma bàyyi la nga tàggatoo ak internautes yi ñuy seetaan. voilà di remercier bu baax encore Pape di la remercier. merci ci confiance bi ñoom à chaque fois fu nekk rek di ñu fa woo di ñu invité. ci sunu modeste bi simple personne bi xam-xamu ndaw bi ñëwee ak liggéey bi nga xam ne macha allah ñun mën nañu daal ay ñooy ndongo daara gars yi ñooy seen i taalibe nga am ci confiance boobu di ñu ci invité à chaque fois. di bu ñu juumee nañu ñëpp jégal xam ne nit matul xelay fattu. bu fekkee dañu wax loo xam ne lu jub la rek ñu xam ne suñu borom moo ñu may xel ak xol ak kattan bu ñu waxee loolu di remercier bu baax internautes yi ak followers comme ni ma ko waxee gis nañ seen i conseils seen i suggestions ak seen i prières kon yàlla mi am fay yàlla na leen yàlla fay xam naa fi amana naa ba beneen yoon. ndeysaan moom nag oustaz la de. day dafay làqatu. papa yow laay bàyyi nga tëj.
après ma daal di tëj nga ñaanal ñu. xanaa santaat yàlla bu baax. julli ci Baye Laye ak Seydi. di wax de rek li ñu fi wax. waxuñu ko pour attaquer kenn. dañ ko wax rek pour le développement de la lutte. parce que ñun làmb la ñu mos di topp. depuis 80 ba léegi. tey ñu gis muy avancé. suñu gisee lu koy gàllankoor war nañoo wax yan solution la ñu def. pour mu bañ a loolu bañ a am. di ñaanal yàlla Sénégal ak yow mi Pape Maguette yàlla def la kilifa. liggéey bi ngay liggéey yàlla def ci promotion yàgg sa ñi ngay àndal ñëpp techniciens yeeg ñëpp. lii yàlla na am télévision. ci dara Yonent bi alayhi salaatu wa salaam. waaye di wax rek Sénégal yàlla na jàmm wàcc fi. internet yi ñu leen di nuyu di leen ñaanal yàlla ne di leen wax ni rek Sénégal daal ñàkk koo seetaan wóorul. ñàkk fee ñëw tamit wóorul la. ñàkk fee ñëw it wóorul. yéen ñoom ñoo njëkk a nekk sama invité yi nga xamante ni moom laa tijjee sama émission muy géew bi ci Sénégal fii la lépp xewee ci biir géew bi. naa defar fii sax benn géew defar ay saaku ak suuf géej nga xam ne ci biir la ñuy jàkkaarloowee di jaajëfal sama papa Père Bourkhane lépp loo xam ne dañ ciy dugg rek parfois dañ koy woo laaj ko ci ay conseil di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram koppar gi bëri tamit papa. waaye tamit Moussa Coach moom i tamit ñu bokkoon même lieu de travail muy Sen TV di nuyu ñooñu au passage di nuyu tamit fa ma jógee di waa Leewtoo maa ngi leen nuyu au passage dinaa leen jaajëf yàlla jàppale leen tamit li des ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi yàlla dina si jàpp ñun tamit ñu ngi fii rek di yëngu rek comme première émission bi la dañ koy jaaree waxee ko noonu jaajëfal ñëpp nuyu ñëpp ak ñi nga xam ñoom ñooy internautes yi gis nañu message yi gis nañu soppe yi nekk ay ndongo daara rek nekk ci biir waar bi di xuus rek jaa ngeen jëf ziar nañ leen lu bari beneen numéro incha allah rabbi ak yeneen invité ñu fas yéene waxtaan ci wàllu làmb ngir rek pour defar bu ñu juumee ngeen jégal ñu bu baaxee suñu borom la jaajëf sama techniciens yi Bira maa ngi koy jaajëfal Abdoulaye maa ngi leen jaajëfal kenn du yéen ñoom ci biir géew bi lañ nekk dañuy sot ñoo yor cumikaay yi